jangeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës kon enquête ba ñu ngi koy wéyal mu soxal nag faatu étudiant boobee di Fallou Sène ak commerçant ba woon ca Médina muy Seck Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk biir réew mi ak Mary Teuw Niane ñu dénk ko njàng mu kaw yi ñoom ñoo ko xamle ñu ne nag daañu def seen kéemtalaay kattan ba ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu tuumaal ba mbaa boog ñu jortu leen ci mbir moomee kon yoon dal ci seen kaw bu baax a baax di ngeen déglu seen i kàddu ci biir xibaar yi daanu yegg ba Ndofane Mouride nag ma nga nekk ci diggante Bawol ak Sine askan wa amuñu ndox mu sell amuñu courant yàgg na nag moo waral ñu amal ab toogaay ñaxtu di sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall mu fàttaliku nag diggéeyam fa defoon ci atum 2012 deret nag ñàkk na seetlu ga ca centre de transfusion sanguine genn la ñu ne nag la ñu fay maye deret bariwul te askan wi ko soxla takku nañu lool moo waral sax ñu jëlaat matuwaay ngir nag askan wi xam ni deret lu am solo la te tey jii am na ñoo xamante ni soxla nañu ko seenub lim sax mënee su ko xayma ci Sénégal googee nag ni ki ëllëg dana daje ak Colombie muy nag jongante bu am solo Sénégal nag war a wane boppam may jéggalu bu baax a baax te boobeeb jongante bu fekkente ne nag bëgg naa amal jàllum bu njëkk kon ci coupe du monde boobee jongante bu am solo ci jamono ji may wax ak yéen nag entraîneur bu di Aliou Cissé mi ngi janoog taskatu xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak kàddu yi nga xamante ni tukkee na ci jëwriñ yi ñu dénk biir réew mi ak ki ñu dénk lépp lu soxal kon njàng mu kawe mi di Aly Ngouille Ndiaye ak Mary Teuw Niane ñoom nag yëkkate nañu ay kàddu rek jëmale ci étudiant boobee di Fallou Sène ñu faatoon ko ca diwaanu Dar ak commerçant boobee di Seck Ndiaye moom it faatoon ci anam yu doy waar ca Médina ñu ne nag enquête bi ñu ngi koy wëyal te lépp loo xamante ne nag kon dana ca tukkee daanu ko fësal yoon it dana dal ci kaw ñu njoxti ni kon laale nañu ci faatu yooyu ñu teewlu seeni kàddu ci micro Habib Faye. justice bi moom mooy atti nguur gi nag amul ordre bu muy jox justice bi nañu ko bàyyeel ci yoon bi mu jël mu lëñ bat xam lu xew ba atte su attee li muy atte nag ñun ñëpp dañuy tënku jëfe ko dama ni nañu bàyyi justice bi def liggéeyam su defee ba pare danañu xam lépp lu xew lu mu tënk ñu xam ni loolu la ndax réew bu mel na suñu réew noonu lay doxee te looloy indi suñu ëllëg rafet. boobu li ma ci mën a wax rek mooy ñi ngi regretter d'abord li ci am ba am ku ci ñàkk bakkanam muy commerçant boobule li ma ci mën a wax muy li leer mooy procureur jël na dossier bi am na enquête boo xam ne ubbi nañ ko ci enquête bi bu paree lu mu ci mënta génne rek moom la ñuy appliquer bul fàtte ne Sénégal depuis que président Macky Sall est là li mu jàpp mooy kenn y compris les forces de l'ordre kenn nekkul au-dessus des lois. mangook muy nag kàddu yu soxal rek enquête bi ñu ne ubbi nañu ko ci ñaar ñooñee nag ñu faat ci anam yu metti njiital super jamono di Oumar Pène nag dalal na mbootaay mbootaay boo xamante ne nag dafa ëmb ay étudiant ñoom étudiants yu nag yeggee nañu ko seen i jafe-jafe di sàkku rek ñu taxaw ci nag na mu gën a gaawe moom xamal na leen moom moomee di njiital nag super jamono ne dana def kéemtalaay kàttanam ba yeggee seen i jafe-jafe njiitu réew mi Macky Sall lu mu mën nag dana ko ca def ngir nag jafe-jafe yooyu ñuy dund saafara mën caa am dañ ci ànd ak Cheikh Diop. li ñu gis ci dernier match bi contre Japon am na côté yoo xam ne doxul moom sax wax na ko nee na ci boppam gis na ne équipe bi footballul comme ni mu ko waree donc loolu boo ko déggee moom def na ci xelam ne am na lu mu war a soppi je crois que loolu itam dina ko def ndax 23 jours la am. mangook kon ñu jéggul rek ci élément boobule ñu yegg nag ba Ndofane Mouride nag ma nga nekk ci diggante Bawol ak Sine askan wa fay yeewu nag amal nañu rek toogaay ñaxtu di naqarlu jafe-jafe yi nga xamante ne ni ñu ngi koy dund bokk na ci ñàkkum ndox ak ñàkkum courant moo waral sax njabootu ko Serigne Madiba Sylla di fàttali rek njiitu réew mi Macky Sall lam fa digge woon ci atum 2012 dañ ci ànd ak Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. dëkk bi mu ngi nekk ci diggante Bawol ak Sine askan wi fi yeewoo am jafe-jafe yu bari pour am ndox mu nga xam ne moom la ñu mën a naan barab bi amut courant
tax askan wi jóg di yëglu. nekk ñu ngi root dañoo rootoon ba suñu yaram mi dajjeeku amuñu robinet benn robinet bi lañ am 25 francs la ñu jaayee paan bi loolu mën nga cee bëgg sa jur mën nga cee sangu ndax mën nga cee naan Macky Sall nag Macky Sall kenn du ko wax Ndofane Mouride moo dox tànk ba ñëw yéeg fii ñoo fekk fi sëñ Dan Sylla ak ñoom ñëpp ñu teew mu ne man de def naa Daaru Sax courant waaye damaa foogoon ne foofu mooy dëkk bu mag bi waaye ma xam ne Ndofane Mouride mooy dëkk bu mag bi kon premier ministre ba ma ko doonee def ko foofu kon fii laa koy jëkkee seen kanam léegi nag ñaanal leen ma doon président lu ngeen bëgg dinaa ko def ñu ñaanal ko mu àgg daal di at mi lim bëggoon boobaag léegi nag gisuñu ko dégguñu ko faalewuñu gestuwuñu yi njàmbat nag seen saafara war naa ñëw balaa campagne électorale bi di tàmbaliwaat moom de la askan wi xamle. ñun suñu engagement bi ñu jëloon jàppale la def nañ ko ba mat sëkk amul benn yoon boo xamante ne nii élection am na fi nga perdre ko élection yi fi am yëpp ci village bi da nga koo gagné 100%. léegi nag des na ci yow léegi nag nga fay naar bi xoromam en tout cas ñun daal fii ak 2019 engagement yi nga xam ne jël nga ko fii soo ko respecté wul fii ak 2019 bii ñu jëm bay boo nu golo xam boote doomam. bu dul ndox ak courant dëkk bi naqari naa dem lool ba tax askan wi ñaan ñu defal leen yoon woo xam ne ni dina leen mën a may ñu génn ci xàll wu mag wi. ma ngoog waxoon nañu ko muy nag ambassadeur de bonne volonté ñu gën ko xam ci Omar Pène dalal nag ab mbootaay boo xamante ne rek ma nga ëmb ab étudiant yu nag ñëwoon yeggee ko seen i jafe-jafe di sàkku rek kon mu dox ci seen diggante ak kilifa yi su ko defee nag loolee nga xamante ne ñu ngi koy dund mën leen a wan gannaaw moom nag dig na leen lu mu mën dana ko ci def ngir étudiant yooyu nag mën a dund ci jàmm ak salaam waaye tamit ci anam yu mucc ayib dañ ciy ànd ak Cheikh Diop. Omar Pène di ab buntu ci ñoom ngir rek ñu saafaraal yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund fédération nationale yu étudiants professionnels de la convention de l'État ñoom ñi le nag ñoom ñooy sàkko ci lutte vocale bu super jamono mu am nu mu doxalee ngir seen ay jafe-jafe. dañuy renvoyer étudiants yi mënuñu def BTS étudiants yi ku toog 3 mois mënoo def BTS loolu problème la. deuxième point mooy subvention boo feebaree état moo la jël en charge ci université bi nga nekk boo feebaree war na cee mën a jàpp ñun loolu lañ jàpp. beneen point bi mooy bourse yi kaw bourse yi dafa xaw a sensible parce que bourse moom moo ñuy jàppale ñi nga xam ne dëkkuñu Dakar dëkk bi affaire bi day xaw a métti ci ñoom donc bu ñu mënoon bourse yi ñu ngi koy jox à temps moom dinañu arranger. organisation yuy les étudiants nag jamono yi taxaw nañ temb ngir dakkal bépp jafe-jafe boo xamante ni ñu ngi koy dund. bu ñu dem plan B plan A bi mooy pacifique plan B bi mooy ñu wàcc ci terrain bi barrer route bi même s'il le faut d'allumer des Dakar Dem Dikk on va le faire. ambassadeur bu bonne volonté bi nag di xamle ne loolee dalul ci noppu tax bi ndax lépp lu ci war dina ko ci def. jafe-jafe yi nag def ngeen ko ci benn. plateforme benn mémorandum boo xam ne bi def ngeen ko ni ngeen ma ko joxe su ma ko gisee noonu laa ko koy joxe ma am yaakaar ne comme moom itam am na lu mu jot a wax ne moom yéene na ko étudiants yi ngir ñu mën a gën a mën a jàng ndax étudiant la rek la étudiant bu nekk ci privé bi ak étudiant bu nekk ci public bi ñooyam. daje bi nga xam ne daje nañ ko ak Omar Pène étudiants yi ne nag di xam ne du seen daje bu njëkk ndax saa su nekk ñu ngi àddu ci li nga xam ne moom la ñuy dund te du am benn coppite ba tax jamono yi nag ñuy sàkk bu baax ci nguur bu Sénégal mu daal di leen di bàyyi xel waaye itam loolee mën a tax ñu gën a mën a jàng bu baax. ñu àddu nag ci wàllug Sinébar ak li nga xamante ni moom la ñu duppee kon loi Latif Guèye ñu ne nag loi boobee daal war nañ ko xoolaat bu baax a baax bu nu sukkandikoo ci avocat bi di maître Ousmane Seye nee na nag war nañu xoolaat lu soxal wàllug Sinébar ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ciy jàpp ñu koy faral di jëfandikoo mbaa bokk ñu koy jënd di ko jaay ñu ne nag daan ya léeg-léeg war nañoo xool daal yeneen anam ndax di nga gis sax ñu jàpp ci nit tëj ko lu yàgg-yàgg te booy xool nag ci wàllub yoon war na am feneen foo xamante ne nii bu ñu fa jaaree xëy na daan yi dana gën a woyof waaye tamit nañu gën a liggéey daal ci boobu loi loolee la ñu xamle Mame Birame Diouf ci leeral.
héroïne cocaïne pavot chanvre indien di ay xeetu drogue di nga xam ni kon day yàq société bi di laal sax ci lu bëri ndaw yi vice président bu ONG Jamra moom di rafetlu ba tey loi 2007 bi nga xam mooy loi Latif Gueye ne nag ñi ñuy woowee gros dealer ak ñi amal blanchiment ñu war a topp lañ jàpp leen. jëfee la nga xam ni moom la le président Waly Ndour président CENTIF wax def na benn rapport bu 2017 boo xam ne mu ngay nelaw ci tiroir yi ba léegi rapport ba lu mu wax mooy dafa cibler les PPE ñoom noonu lañ ko tuggee dans leur jargon technique mu di les personnes politiquement exposées mooy ñi nga xam ne dañuy mbubboo une activité publique ndekete il se livre à un recyclage de l'argent bi jóge dans le trafic international de drogue voilà ñoom yi nag ay gerkat yu mag lañ. ñi ñu gën a singali mooy ñi nga xam ne dañuy bay drogue dañ koy jëndi di ko jaay di ko trafiquer ñooñu dañu criminaliser li ñuy wax peine maanaam dafa mel ne bu njëkk ba ku rey nit wala ay travaux forcés à perpétuité de 10 ans à 20 ans ñooñu loolu la leen di yoon di teg bu fekkee ne jàpp nañ leen bu fekkee ne da nga koy jëfandikoo di ko tux ci la daan bi gën a oyof kooku dem na de 5 ans à 10 ans maanaam ay peine correctionnelle la. mais li ma mën a wax ci affaire drogue mooy Sénégal il faut que ñu am politique bu claire seet lan lañ bëgg ndax dañ bëgg nit ki bu fekkee ne dafay jaay drogue wala daf koy bay bu ñu ko jàppee ñu daal di ko écarter ci société bi daal di ko reyee tëj ko ay at yu bëri ba nga xam ne dañ koy fàtte wala nit ko dañ ko war a faj ci prison ba mu nekkaat nit dellu siwaat ci biir société bi. laaj na it ñu taxawu ñi nga xam ni kat dañuy jëfandikoo drogue ba am jafe-jafe génn ci. nañu bàyyi xale yooyu ñu di leen yóbbu rëbës bu ñu fa génnee dañuy gën a loru. fañ leen war a yóbbu mooy fii nga xam ne Union européenne ak la mairie de Paris dugal nañ fa ay milliards ba ñu taxawal ko mu di le CEPIA le centre de prise en charge intégrée des addictions mu ngi nekk ci service psychiatrique bu hôpital Fann ñu ngi fay faj xale yi te ñu ngi def ay résultats. Maître Ousmane Seye yokk ci lii ngir kon ña nga xam ni dañ leen di jàpp ci mbirum drogue ñu gën leen a mun a may place ci société bi. au lieu ñu bàyyi la ci biir kaso bi di la jox di la dundal di la jox ngay lekk di la jox ngay naan jox la foo tëdd ak yooyu mais nga nekk ci kaso bi di liggéey di bay di napp di defar ay dàll yooyu moom la ñu war a privilégier actuellement maanaam des peines alternatives nga xam ne Sénégal da ciy gis boppam ci koom-koomam. ñaar fukk fan ak juróom-benn ci weeru juin bëccëg bi kon jagleel ko xeex lii di drogue xalaat yi kon di jib lépp ngir lii kat ñu jëlee ko fi. lu soxal nag wàllu sinébar boobee Mame Birame Diouf ñu gis ni soxna yi tamit daanu ko faral di jëfandikoo waaye tamit daanu ko faral di jaay mu doon loo xamante ni moo waral ñu def ci ab gëstu loolu sax tax na ba tey tamit ay mbootaay yu bari ñi ngi taxaw rek ngir jëlee ko fi rawatina ak soxna yi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy jëfandikoo mbootaay gi koy xeex fii ci Sénégal ak kër gi nga xamante ni moom la ñu duppee Docrtis ba ci ay mbootaay ONG ñoom nag ñoo lëkkaloo rek ngir xool yoon wi ñu jaar ngir nag jëlee drogue bi fii waaye tamit jëlee ko ci soxna yi koy jëfandikoo. Ibou Diouf. jamono ji fii ci Sénégal ñuy faral di tudd soxna yi bu ñuy tudd wàllu njaay sinébar wala sax di ko jëfandikoo loole nag mu doon lu yees ya nga xam ne rek dafa tax ñu bëri ñuy yëngu ci wàllu xeex sinébar fii ci Sénégal jóg ngir ñaawlu li ni mel. at yii di weesu juróomi at yii si weesu ñun dañu def étude ñun ne ni faar ak waa FONSELUT waa fédération des ONG de lutte contre la drogue ñu gis ne ñaar fukk yoo jël juróom-ñaar ya ñu ngi jëfandikoo drogue juróom-ñaari jigéen ya. mbiru ñool la gi mbiru drogue bi laal na jigéen ñi bu baax laal na ba nga xam ne ñu si bari ñu ngi koy jëfandikoo. avant xale yi sax dañ daan dégg ñu naan ñi fi dëkkul la ngay dégg ñu naan la grand Peter grand John mais fin bi looy dégg ay mère Ndama grand xa ñooñu ñoo ko fi def bon suñu biir la. ay soxna yu ñuy tudd ndax ñuy jëfandikoo lii di sinébar wala sax ñuy jaay drogue loole nag gis nañ ne rek dinañ leen faral di boole tamit ngir yombal li nga xamante ne mooy njaay mi. am na si pauvreté bi ñàkk maanaam lu nu dundee nekk na si mais tamit voyage yi problème mu phénomène migration yi nga xam ne dëkk ak dëkk yu bëri si la nit ñi jàngee façon méthode yooyu ba nga xam ne léegi jigéen ñi dañu nekk bu baax trafic bi comme góor ñi. kuréel yi nga xamante ne ñooy yëngu ngir xeex lépp lu aju ci wàllu jëfandikoo sinébar fii ci suñu réew ñu gis ne rek soxna yi dañ ciy faral di dugal seen loxo te loolu mën na tax
mbir mi gën a jafe xeex. avec la sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def mi ngi gën a wàcc waaye néanmoins bu ñu réeral mukk ne jigéen ñi moom ba léegi moom ñu ngi ci rawatina nag lu jëm moom ci naanum sàngara parce que sàngara xam nga c'est une drogue ak lu jëm ci tux mi. ni mu waree état la ñu waree waaye am na lu état def war na yokk leneen. moo waral ci rang police léegi nga gis ay jigéen yu bëri ñu dugal leen ci biir police parce que fii ci suñu aada nanguwuñu par exemple góor di fuyee jigéen wala jigéen di fuyee. at bu nekk ci àdduna bi dina am bés bu ñu jagleel lépp lu aju ci wàllu xeex lii di drogue fi ci Sénégal ñu gis ne rek soxna yi moom foofu ñu sumb beneen xeex ak ñoom maanaam ñaax leen ci li nga xam ne rek mën na leen gàllankoor gannaaw bu ñuy jëfandikoo lii di drogue. jaajëfal ko bu baax Ibou Diouf deret moom soxla ko rek fii ci Sénégal am ko jafe na boo bëggee xam nag lu ca gën a bari yeggal ca centre de transfusion sanguine foofee nag ñu gis ni ñi ñëwati sax di maye deret néew na te booy xool nag ñi ko soxla ci askan wi lim bi takku na daanaka ba kenn mënu koo xayma moo waral nag tey ji rek ñu bëgg a soppi doxalin jëlaat matuwaay su ko defee ñaax gi nag ñu gën koo baral ci askan wi ñu xam ni nag deret am na solo te nag ñu bari ñi nga tëdd ci hôpital soxla ko te mënuñu koo jot fii ci Sénégal Souadou Ndiaye Gervais Yao. seetlu bi benn la deret manqué loolu fi nga xam ni mu di centre de transfusion sanguine lañ jotoon a jent ñëw na loolu ngir askan bi mun koo jëfandikoo. stock bi wàññeeku na bu bari parce que loolu c'est normal chaque fois après mois de Ramadan bi première semaine bi ñaareel semaine bi dañuy am jafe-jafe yooyu parce que nit ñi dañ lay ne ci koor laa jóge mënuma maye te comme gisee population sénégalaise c'est en majorité musulmane wax dëgg yàlla stock bi wàññeeku na. demande bi moo xaw a bari bu baree nag il faut que population bi wuy si ñu ñoo may si ñu parce que si ñoom lañ ko yaakaare. ñu fay liggéey ci bërëb ba jaaxle ndax boo seetloo ñu ni toll lu mat ay millions doomu aadama soxla bi di téeméer junni ak genn wàll waaye jamono ji lu fi nekk matul sax téeméer junni ñu taxawal ab plan d'urgence ngir mun koo saafaral. dañuy woote parce que nit ñi foog nga woote nga sensibiliser pour que nit ñi ñoo may si leen xam nga dañoo woote jaar si suñuy partenaires jaar aussi si suñu à travers association yi ñuy liggéeyal à travers daayira yi à travers partenaires yi xam nga. association donneur de sang yi am na ay précieux gift am na groupe sanguin am na association nationale des donneurs de sang yooyu nag ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen woo ak individualité yi aussi ñuy woo. mu mel ni nag communication bi jàll na ndax jeunes yu bëri ñëw nañu may si deret. comme je suis étudiant en médecine damay gis sama mbokk médecin yi di partager ñu naan si réseaux sociaux yi que deret dafa manqué moo tax ma ne tey naa ñëw maye benn yoon. ma dégg sur Twitter benn réseau social comme Facebook ni que banque sang yi léegi mu jeex réservé yi kon il faut que ñu ñëw joxe. tey ñu soxla deret ñoo foofu lañu tey maye ba tax na faw askan bi def takku ngir ñu soxla ci deret ñu mun koo am. ñu wax ci nawet bi ñu dëkkmal ak matuwaay yi nga xamante ne ni service d'hygiène jël na ko rek ngir nag gën a taxaw ci kaarange askan wi naka noonu ñu ne nag am na ay koppar yoo xamante ne ni tëral nañu ko toll na ci juróom-benn fukki millions loole nag ñu fas yéene ko rek kon dugal ci kaarange askan wi ni ma ko waxee sànq Ndakaaru nag ak li ko wër daañu ci jël ay matuwaay ci plan boo xamante ne ni tëral nañu ko Fatou Bintou Konté Gervais Yao demoon nañu rek nemmeeku ji. Major Alla Ngom moom nag moo jiite service d'hygiène départemental bu Ndakaaru delsi na ci matuwaay yi. nawet baa ngi jege si bu baax a baax service d'hygiène départemental bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Ndakaaru nag ngir askan wi mën a am toogaay gu baax ma nga taxawal benn plan bu ñuy wax plan fagaru. fagaru boobu nag def nañ ko def ay stratégie discuter ak préfet ak mairie pour xool naka la ñuy taxaw indi ay réponses ci problème yooyu. prévention individuelle ak collective askan wi naka lay matuwaay war a jël pour moytu ko nit ku ne sa kër yan matuwaay nga jël pour moytu ko. opération yi nag ñu fas yéene ko tàmbali li nga xam ne moom moo di mi-juillet la ko tax a jóg moom moo di xeex bépp moustique bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Ndakaaru ñu fas yéene nag li nga xam ne moom mooy pompe dëkk bi yëpp. xam nga yooyu wax naa lu muy juddoo pour ñu xeex ko nag dañu def lu ñu def le combat au sol maanaam fekk leen fi ñu juddoo bu ñuy doon liir ñu xeex leen ba duñu màgg. mooy la ñu wàññi réduire leur longévité wàññi seen i bis kooku il faut nga dem ci ndox ma ci larva ya def fay produit 15 jours na nga ñëw di ko liggéey
loolu dañ koy def mais également dañuy def poudrage. ñu amal ab budget bu 60 millions moom service d'hygiène boobee nag mairie jàppale ko ci mu fas yéene xeex li nga xam ne moom moo di lépp lu jëm ci wàllum moustique yoo fi nga xam ne moom mooy région bu Dakar. bi semaine yële gis nañu def benn conseil interministériel te beral nañ ci loxo service d'hygiène ci wàllu xeex boobu mairie aussi def nañu CDD ànd ko ak préfet jël lañu engagement pour jàpp ci plan d'ailleurs am na maire joxe seen ndimbal pour en terme de produit ak carburant pour ñu mën a tàmbali xeex bi 60 millions ci ñun ci suñu xeex ci wàllu produit ak carburant pour xeex loolu. boobee liggéey nag ñoom ñu fas yéene ko def ak ñi nga xam ne moom moo di 200 relais yoo xam ne dañ leen di former ci méthode ak technique de prévention yi ka ko xam ne moom moo di major Alain Ngom. ñu yegg ba ci bëj gànnaaru réew mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne nag foofee ñoom sàmmkat ya ñu ngi koy jànkonteel ngir rek dundal seeni jur ni ko waral nag ñu ne nawet bi neexul booy seet sax ñu ne xar ya nag amatuñu daanaka ñax mu ñu lekk muy nag ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ne ñu ngi koy dund lu toll nag ci junni kon ci saaku la nga xamante ne rek kon moom mooy dund ko jur ga foofee jot nañu koo séddale nag sàmm sa nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci fukki commune ak benn yu département bu Dagana ngir rek wallu leen ci jafe-jafe ñi jànku teel ñu teewlu Kumba Sow ci wàllu woowu jokk na ci ak Ousseynou Diop. ñu nekk moom wax dëgg yàlla même bu dul atum bekkoor tamit at bu xaw jóge bekkoor la moo tax at bi ñu génne woon ràkkal jox ko askan wi te at bi encore bi ñu ko génnewee dafa am tuuti changement ndax bi yoon dañ ko teg ci loxo maire yi ñu ànd ak conseil départementaux yi fa nekk ñu mën ko séddale askan wi. te yaakaar naa mairie bu ne am na quota bi nga xam ni dañ ko jagleel te ci biir jagle boobu ki nga xam ni moo fi toogal élevage bi baro moom moo def séddale bi. waaye ñun conseil départemental bi liñ ci jublu mooy jàppale sàmmkat yi ndax at bi ni ma la ko waxee da doon atu bekkoor at bi nga xam ni ku nekk xam nga taw bi bëriwul te tamit pël yi dañu xaw a sonn moo tax ñu génnee ràkkal at bi di ko joxe. ma bétail bi naam baax na mais nañu dugal seen bopp bay ñax. loolu mooy li président wax fii léegi maanaam mooy culture fourragère loolu dañ leen ci jàpp. ma ngoog ca Podor it foofee ñu gis ne daal jël nañu ay matuwaay yu baax a baax ngir nag gunge ndaw ña ci wàllug financement lu toll sax ci ñeenti milliards la ñu fa xamle muy sax may jégalu fii la kon ci géejawaay ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ndaw ñi nga xamante ne bëgg nañu taxaw rek kon ngir jàppale leen rawatina ak ndaw yi nekk ci géejawaay ba ci nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetee ca Podor di ay étudiants yoo xamante ne foofee la ñu fekk baax ñoom nag étudiants yooyu daal dinañu rek delloo ki nga xamante ni moom mooy maire bu Demet Abdoulaye Dia mi ñu jàpp ni ma ngay amal liggéey bu am solo jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ndaw ñi moom nag teewe woon na loolee wax na nag matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko rawatina ak koppar yooyu wax na ci ñu teewlu góor gi ndong ci micro Salif Sow. daaw li nga xamante ne mooy agence nationale pour l'emploi des jeunes daa jagleeloon 4 milliards de francs CFA financé ko li nga xamante ne mooy ndaw ñi ci territoire national bi yëpp. bañ ko xayma gis nañ ne am na besoin bu ëpp 4 milliards président de la république ren ba mu jotee résultat yooyu dafa décider mettre en place li ñu tuddee la délégation à l'entrepreneuriat rapide def ci fanweeri milliards de francs CFA ci budget Sénégal ci territoire national bi yëpp pour financement ndaw ñi ak jigéen ñi phase de dépôt yooyu bu jeexee rek li nga xamante ne moom la ñuy def nag mooy phase de dépouillement boobu nag dinañu xool projet yi nga xamante ne ñoom lañ ci war a tànn pour mun leen financer selon budget bi nga xamante ne moom moo disponible par département waaye yaakaar naa ne fan yu néew yii rek dinañ tàmbale lii nga xamante ne mooy décaissement pour financer lii nga xamante ne mooy entrepreneuriat rapide te loolu boo xoolee fanweeri milliards du président de la République jël def ko pour financement ndaw ñi loolu day traduire ambition ak gis-gis yi nga xamante ne am na ko ndaw ñi nga xamante ne moom la yaakaar ñu téye développement réew mi. ñu wax nag ci lëlub Joola bi nga xamante ne rek amaloon nañu ko fële ca Sédhiou lël boobu nag ñu gën ko xam rek ci bukkut ñu koy faral nag di amal ci ay dëkk foofe waaye nag gëj na ndax ñaar fukki at a ngi ni amaluñu lël boobu nga xamante ne duppee nañu ko kon bukkut tax na nag ba ndaw ñi nga xamante ne kon ñoom la ñu ca dajale ñu xamal leen bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy néegu góor waaye nag yedd nañu leen bu baax a baax ci àdduna ngir ñu xam ni ñuy jëfee xam fa ñuy teg seen tànk lël boobu nag ñoo ko am
ci dëkk ñu ngi ko amal ci dëkk yooyu ñu naan Dandone ak fa ñu naan Djiba Bouya dañu ci ànd ak Bakary Konté. ay téeméeri ndaw Joola jóge ci gox bu nekk daal di ñëw fekkee lël bu mag boo xamante ne Joola yi ñu ngi koy wooye Bukut. ma wol leen ni circoncision de Dandone bi commencé nañ ko si jàmm yal nañ ko terminé si jàmm fête bi nu mu commencé si jàmm yal nañ ko terminé si jàmm fête bi baax na parce que suñu maam yi ak maamaat yi ñoo ñu legee valeurs yi dinañ ko legee ñun tamit ñu legee ko suñu petit fils pour que vraiment aada bi continuer parce que cosaan bi lu baax la. xam nga ku nekk ak cosaanam le Joola cosaanam bu mu gën a fonk mooy Bukut xam nañu ne ku nekk tant que demoo Bukut duggoo Bukut doo egg fu mag ñi egg parce que am na ñi xam ne dañu da koy nëb mel woon comme bu njëkk ñi xale yu war a dem ñeneen ñi ñu ngi jàng ñeneen ñi ñu ngi extérieur dañuy jël congé ñëw uniquement pour dugg dellu boo leen naree téye lu mot weer ñeneen dañuy perdre seen emploi ñeneen ñi du ñu def seen examen. mu am nag ay ministres yoo xamante ne ñoo représenté gouvernement bi ñoom nag ñiy rafetlu thème yoo xamante ne moom la ñuy waxtaanee ci Bukut bi. mu nekk nag li nga xamante ne moo nekk ci biir li mu ëmb yëpp te wundu ko mooy nan la ñuy def ba ki nga xamante ne ndaw la passage bi nga xamante ne da koo war a jàpp ci entre ndaw ba bi muy nekk xale bu góor dafa passage boobu passage bu am solo la ba taxoon na ñun suñu maam yi taxaw ne passage boobu kenn mënu koo def te amul nuñ la waajale loolu méngoog sunuy mission bi ñu président de la république dénk bu ma waxee bim ñu dénk ñun nag mooy bi mu dénk ndaw yi Sénégal yëpp mooy la construction citoyenne. ndaw yi nekk ci Dandone ci commune bu Sansamba ak Djiba Bouya ñoom nag juróom ñaari fan la ñuy def ci bois sacré bi. xibaaru tàggat yaram yi ñu doore ko rek ak éliminatoire mondial bu basket 2019 Adidas mi nga xamante ne nag moom mooy rek tàggat gaynde yi ci wàllu basket moom nag delsi na ci li nga xamante ne nii noonee la fas yéene taxawee ci éliminatoire yooyu ñu ne nag am na ay gaynde yoo xamante ne tàggat nañu leen ba ñu mat sëkk fukk ak ñaar yoo xamante ni tànn nañu leen ci fukk ak juróom-benn yi am na ci nag ay basketteuses yoo xamante ne nii ñu bees la ñu ñëw rek ngir dooleel si groupe bi ñoom nag def nañu seen tàggatu bu njëkk rek ngir waajal seen jongante bi ñu war a amal àjjuma bi ñu dëgmal Abi Faye lañu ci àndal. gannaaw fukki fan yi ñu tëju di waajal seen bopp gayndek basket yi noppi nañ ci jongante yi ñeel éliminatoire mondial 2019 fukk ak ñaar tàbb nañ leen ngir ñu jongante ñett match yu groupe D yi. ba passé fukk ak ñaar la ñu woon bi yoon ñu nekk fukk ak juróom-benn ñu war a jël fukk ak ñaar et yombul woon ah sélection bi yombul woon dara parce que xale yi au fur et à mesure ñun tamit bàyyi dañu doon gëm seen bopp di wane ne mën nañ ci nekk. et li ñu jëluñu leen noonu rek histoire de dire da ngay def plaisir dañ leen jël parce que dañu am potentiel dañ leen jël parce que je pense que équipe bi ñu jël actuellement nii mooy meilleure équipe maanaam équipe bi nga xam ne moo gën a baax ci équipe bi ñu war a def tey. Adidas moom ca performance su ndaw ñi loxool waral mu woo ñaar ñoo xamante ni ñu bees lañu. sa place da nga koy war a ñëfee ba ci buub bi après entraîneur bi mu jël responsabilité am def ay choix bi muy def entraîneur bi dina ko assumer. loolu bi nga commencé di def suñu ñëpp dañu am esprit de compétition boo xam ne saa woo ñëwee équipe nationale du pour traîner les pieds saa woo ñëwee équipe nationale du pour faire le beau boo ñëwee équipe nationale da nga bëgg a ñefe am jom am fayda am fulla pour nekk ci biir. ñoom ñaar ñooñi di Papis ak Pape Moustapha Diop bëgg nañ ci bu njëkk ñu woo leen ci équipe nationale gi ñu ne sax ñoom daañu def seen kéemtalaay kattan. maa ngi ciy kontaan bu baax sama première sélection ak di côtoyer ay jours d'expérience di si jàngat bu baax. mais lu ma gëmoon la quoi parce que ak entraînement et tout je pensais que mérité naa ko daal et puis c'est tout. xam nañu lu ñu war a xaar quoi parce que mën naa wax ni kontaanaguma noonu quoi parce que il faut que ma matal liggéey bi ñu ma sas ba pare may doogaa di kontaan waat. Sénégal dana door ca àjjuma ji digganteem ak Centrafrique bi lay jongante ngir mën a am tikkeem ca mondial yi mu rawagum ci groupe D gi
gaynde yi ñoom daañu dajanteel it waa Côte d'Ivoire ak ñii di waa Mozambique. ñu àddu rek ci tàggat yaram ba tey nag wax ci jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Colombie bi yoon nag ci wàllu football la ci jongante bu mag boobee ñuy amal ca Russie muy coupe du monde bi ëllëg nag sunu gaynde yi war nañu def seen kéemtalaay kàttan ndax jongante la boo xamante ne nii du yomb Sénégal nag bu dee bëgg nañu rek kon jàll bu njëkk ca yooyee jongante faaw ñu am beneen taxawaay Aliou Cissé nag te entraîneur bi di rek janoo ak taskatu xabaar ci jamono ji may wax ak yéen Omar Pène nag daal dinay àddu moom rek ci Sénégal Colombie bu ëllëg ci alxames ji li muy sàkku nag ci Aliou Cissé mooy nag na defaat beneen classement maanaam xoolaat na muy classé jour yooyu ndax kat jongante boobu du lu yomb ndax la ñu si séntu rek bëgg ko ci mooy namub Sénégal ñu teewlu ko moom moomee di njiital super jamono ci micro Cheikh Diop. ñu gis ci dernier match bi contre Japon am na côté yoo xam ne doxul moom sax wax na ko nee na si boppam gis na ne équipe bi footballul comme ni mu ko waree donc loolu boo ko déggee moom def na si xelam ne am na lu mu war a soppi je crois que loolu itam dina ko def ndax 23 jours la am na ñoo xam ne ñi ba léegi footballaguñu te am nañu talent donc am na ñoo xam ne xëy na peut-être ils sont entamés physiquement donc war nañ leen mën a noppal jël ñeneen ñoo xam ne ñi xëy na pare nañu daal pour mën a football match bi nga xam ne itam peut-être dina indi beneen système tactique. woy bi ma leen ci daal mooy bu ñu gàñee dara waaw bu ñu gàñee dara moom wax dëgg yàlla dina mën a dem parce que dina la mën a inspirer dina la mën a motiver encore en tant que supporter boo xam ne bi da nga yàgg xaar. mu nekk kon jongante bi nga xamante ne war na dox ci diggante Sénégal ak Colombie loole nag ni ci ëllëg lay doon ci alxames ji ñu daal di rek kon delsi ci nataalu Aliou Cissé donte nag defoon nañu boobeeb nataal waaye nag bi yoon la ñu seetlu rek mooy Aliou Cissé mi ngi jëm ci jongante yu am solo wax nañ ko sànq match décisif la diggante Sénégal ak Colombie ndax Sénégal faaw rek mu wane boppam bu fekkente ne nag bëgg na kon jàll ca huitième de finale boobee. Aliou Cissé mu mel ni nag kon am na liggéey bu am solo boo xamante ni mi ngi koy xaar ni ki ëllëg ci alxames ci nataalam Ibou Diouf moo ci dikk ak ñun. moom mi dirigé équipe nationale football bu Sénégal mu ngi fekk baax ca Ziguinchor ancien international sénégalais la am jamono ji lu toll ci ñeent fukk at ak ñaar li ko dalee ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu génn. moom Aliou Cissé jot naa doon défenseur waaye it milieu terrain laata moo doon entraîneur ancien capitaine gaynde yu Sénégal la demoon ca quart de finale coupe du monde atum 2002 moom Aliou Cissé jot naa doon adjoint Karim Séga Diouf entraîneur équipe nationale olympique waaye it Aliou jot a doon sélectionneur équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans ci Jeux de la francophonie ci atum 2013 laata fédération sénégalaise bu football di koy tabbu ñeent fan ci weeru mars atum 2015 sélectionneur équipe nationale A muy wutu kii di Alain Giresse. ci palmarèsam Aliou Cissé doon kon finaliste coupe des nations en 2002 ak Sénégal finaliste coupe de la ligue ci atum 2000 ak Paris Saint-Germain puis champion de France ci atum 2000 ak Paris Saint-Germain waaye quart de finale de la coupe du monde ci atum 2002 ak Sénégal. yoo xam ne nag moom Aliou doxalinam ay nit dinañ ko koy def ñu koy faral di critiquer ci doxalinam teewul moom Aliou Cissé di doxal plan am teg ko nag ci fu leer waaye te fu wóor nank mu ciy dem di xuus lépp ngir kon gaynde yu Sénégal yi ak football bi mu yëkkati ko yóbbu ko fu sori. ñu àddu nag ci beneen jongante bi nga xamante ne rek ñi ngi ko amaloon jongante boobe nag jongante xaritoo la ngir nag jubale diggante étudiants yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi loolu nag démb la ñu ko doon amal rek mu match de gala loole nag ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk biir réew mi ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mu kaw mi wax nañ ko léegi liñ ci jublu rek mooy ak jubale waaye nag jàpp leen ni kon policiers yi muy takk der yi ñoom nag ñoo gagné étudiants yi ci jongante xaritoo boobee ñaari bal ci benn Habib Faye.
jàppante war nañ ñoom ñaar ñi étudiants yi ak policiers yi waaye bile yoon ci terrain football gi la ñu amal jongante ak xaritoo guy wane ne jiboo am na seen diggante tax na tension bi seral nañu ko. jàmmarloo bi pour le moment jeex na parce que jàmm am na et nous pensons que université lépp lu étudiant soxla di ñaxtu dina ko am moo waral donc importance su match bi nous pensons que ministre yi fi nekk nañu fexe ba sàmm ak yelleef étudiants yi. ndaje bi am ko ci jàmm ak mbégte jëwrin gi ñu dénk njàng mi rafetlu li ni mel. ay xale lañu ay moroom lañu te ñoom ñëpp réew mi ñoo ko bokk te ku nekk sa liggéey njëriñu réew mi la bon tey ñu tase fii ci sport nga xam ni day jokkale mbokk day jokkale ay xarit day jokkale àndandoo lu rafet la loo xam ne dañuy ñaan mu yàgg te mu sax que ay xale lañu ñii dañuy jàng ñii seen liggéey ci réew mi mooy indil ñu kaaraange bon war nañu ànd te coow xeex du ci am. mu tàggat ñii di takk der yi moom jëwriñ gi ñu dénk kaaraange ak biir réew mi ba tax policiers yi gagné match bile moom Aly Ngouille Ndiaye ne xeex ki ci diggante policier ak étudiant lu war a jeex la. am beneen jàmmarloo bu wuteeg bi ngeen di jàmmarloo li ñuy wax ñoom front dem di sànni xeer étudiant les policiers les sànni ay grenade lacrymogène mu am ay blessé amoon ay cas yu grave donc moo tax ma leen baax na ñu daje dans un cadre purement sportif. jongante gi kaka gagné mooy policier yi daan nañ étudiant yi ñaari pàcc yi ku ci nekk joxante nañ loxo saafonte fas yéene dund ci jàmm ak salaam. ma ngoog lii nag la ñuy jeexalee xibaar yi ci tàggat yaram muy nag ay sargal yoo xamante ne rek kon jox nañu ko ki ñu naan Mamadou Diédhiou moom nag footballeur bu ndaw la nekk ca centre de formation ba nekk ca diwaanu Ndar ñu duppee ko Ndar académie football ak ki ñu naan Mangane Diallo moom nag dafay tàggatu rek di ku ndaw apprenti ci wàllu taskatu xabaar ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi toll ci fukki at ak ñaar ca Moscou la ñu jógee nag ak sargal ndax ay jéego yoo xamante ne def nañu ko loolu nag jëmoon ci juróom-benneelu édition bu football bi nga xamante ne duppee nañu ko Friendships ñu amal ko foofee ki ko amal nag di Gazprom ànd ci ak FIFA mu nekk programme boo xamante ne ñi ngi koo jagleel xale yi ci àdduna wërngal këpp lu toll ci 200 ak fukk ak benn ci réew ñoom ñoo ko teewe woon di réewi àdduna bi ñoom ñoo teewe woon kon moomeeb ndaje waaye tamit jàpp leen ni ndaw ña nga xamante ne kon teewee nañu ko toll nañu ci junni ak juróomi téeméer ña leen gunge tamit di ay mag ñu xayma leen ci junni. Mamadou Diédhiou moomee nag dem na ba ci final bi mbokk yi lii moo gën a fës kon ci xibaaru tàggat yaram yi xëy yu njëkk yu yéene kaay dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Samaraga Sénégal war a daje ak Colombie l'Observateur xëy na leen fa jiitu bil journal bi ci ñetteelu max bu groupe As bi Sénégal war caa daje ak Colombie yéene kay bi di l'Observateur nee nañu ñoo ngo cee xaar bu baax a baax Sadio Mané ak Keita Baldé Diaw ñaara ngi ñoo xam ne L'Obs gis na ne seen njariñ ci équipe bi rawatina li ñuy liggéeyal attaque bi kenn dootu ko natable mu du Youssouf Sabaly ak Moussa Wagué moom Moussa Wagué moomee sax stade yéene kay mi ngi xëy di laajte ndax mooy football suba ci poste latéral droite bi am ndax Lamine Gassama moo fay football record yéene kay dañu Aliou Cissé ni mu nar a footballé suba gis nañu ne système 4-4-2 bi la nar a indi Cheikhou Kouyaté jotaat na place titulaire am record yéene kay moo ñu ko wax ba tegal ñu ci sax ne max suba bi ñoo ngi ciy séentu Diao Baldé Keita Juan Cuadrado bu Colombie ni ñu ci xët mu njëkk record yéene kay max bi ñun final la ñu ko jàppe lu mu jaral Sénégal rek danañu jaral lu ko ëpp Soleil national nañu gaynde Sénégal yi war a football suba ak Colombie histoire la ñu amal rendez-vous Vox Populi ne ko rawatina sax ci jamono ji nga xam ne Afrique moom Sénégal rek la dese ci doom ci coupe du monde ba Tunisie toog na Maroc toog na Égypte toog na Nigeria mi ñu amoon yaakaar ak néew sax Argentine defal na ko bagage ba génne ko démb gaynde Sénégal yeeg ni ñu entraîné lise ko gis ne dara seddu ca woon entraînement ba dafa dëgëroon këcc séance musculaire la coloche mel ne ku naan ko loolu rek a wóor liggéey ba noppi gagné Kalidou Koulibaly ni ñu ci xët mu njëkk journal bi bu ñu ci bëggee génn faaw dañuy wóolu suñu bopp jàpp confiance waaye nag confiance ba bañ a ëpp enquête dina kay nañu kii di Sadio Mané nag fii la ko ñëpp doon xaar laas ne ko ak entraîneur ba Aliou Cissé moom it max suba bi munta yem ak benn max ci moom li tubaab naan le match de sa vie moom
moom lay football suba. Le Quotidien nañu gouvernement bu Sénégal de moom bëggul ku ko jam naa ni ci coupe du monde bi moo tax jël nay matuwaayam ndax seetlu nañ ne équipe bu Afrique yi ñaare bu ñu demee ci ay compétition yu ni mel coowal xaalis ak prime moo leen di lëmbe ba yàqal leen fa. état bu Sénégal nag loolu lay bañ ci gaynde yi ba moo waral kalkin na lépp l'équipe nationale bu Sénégal di soxla ci wàllu xaalis ci coupe du monde ba fii ba ñu yegg ca final ba génne ko teg lépp journal bii di Le Quotidien nañu mi ngi toll ci juróom-ñaari milliards gaa ñi génne nañu xaalis ba ma ngay tege gaynde yi ñoo ko fa bàyyi. Yaya Touré bu Côte d'Ivoire nañu ci l'Observateur moom gis na Sénégal mu yegg ci demi-finale yi waaye nag ci kaw sóoru Aliou Cissé yi àndandoo di xàccandoo tey dóorandoo di xeexandoo def ko mbirum équipe kenn bañ faa nekk di wane sa bopp. Birima Mangara ci boppam moo nekk ci Direct Info ubbil journal bi ci am ndaje mu waa CANES doon amal fa la xamle moom Birima Mangara ministre en charge du budget ne commerce illicite mu di njënd ak njaay bu teguwul ci yoon li mu yàqal Afrique de l'Ouest mat na juróom fukki milliards de dollars moo tereet entreprise yi dox ca na mu waree te it bokk na ci liy dooleel financement terroriste gi cantaakoon ya ñu jàppoon ca la xewoon ca Madinatul Salaam ga ca Mbuur la Sénégal xëy nañu yëgal ne ñoo ngi yëglu ñoom cantaakoon yi toll nañu ci fukki cantaakoon ak juróom-benn jël nañu décision amal grève de faim ngir ñaawlu denc bu yàgg bi ñu leen denc ci kaso bi te kenn attewu leen def nañu fa juróom-benn yat attewuñu leen bàyyiwuñu leen kenn lettu leen kenn firiwu leen loolee la ñu bëgg ñu wax ci meneen mbir mu doy waar lool mi ngi ci Vox Populi benn xale lu góor bu tudd Mbacke Fall toll ci ñaar fukket ak ñeent di apprenti chauffeur moom la ñu ne dafa am benn garde forestier bu ko fital mu dee këriñ la yaboon doon ko yóbbu Touba keroog samedi garde forestier ba fetal ko am ca bal bu ko laal ba mu mujjee faatu démb ci l'hôpital bu nekk Touba tout ñu xooli l'Observateur ak li mu bind ci defante bi am ci diggante gaa ñiy jàppal tànk ministre Mame Mbaye Niang ak gaa yi ci parti Rewmi bil yéenekaay bi partisan yu Mame Mbaye Niang yi journal bi nee nañu ñoo doon daje démb ci seen ndaje ma Mame Diarra Diouf mi amee woon seen kaddu tegaat na gaa yi Idrissa Seck yi ci seen ànd ndax nee na waa parti Rewmi bu ñu jugee naan dañuy sisir OFNAC ngir mu leeral la am ca Prodac moo di xamuñu lu xew ndax ministre Mame Mbaye Niang moo njëkk sisir justice ngir mu leeral ko bañ na ko ba moom ministre Mame Mbaye Niang dafa tekk yoon ndombal tànkam ngir bëgg gaa ñi mën a leeral lépp te loolee li ñu koy gis ci réew mi bariwul dem na fiit ba ci ca télévision Futur Média toog àdduna bi yépp di ko seetaan mu leeral fa dossier bi te ba mu ca waxee ak léegi gisaguñu ko génn weddi ko Mame Diarra Diouf ak ñi mu àndaloon ne gaa ñi dañoo bëgg a yàq ministre Mame Mbaye Niang waaye loolee guddal mbayum noor la ndax koo xamul lu ko yaayam bootee da ngay tey ci moom te sax ñoom ñoo dul mayeti kenn di jug naan mi ngi dal ci kaw ministre Mame Mbaye Niang ku ko fi defati danañu ko defante ak yow football la tàmbale woon football bi lay jeexale waaye gile yoon du ca coupe du monde Russie 2018 waaye max bi amoon ci diggante policiers yi ak étudiants yi laas nañu max ba démb ci guddi la woon ca terrain bu Dakar Sacré-Cœur Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur moo joxe coup d'envoi bi ci kanamu Mary Teuw Niane ministre enseignement supérieur max baak la ñu ca jublu woon laas nañu moo di gën a rataxal diggante étudiants yi ak policiers yi yéenekaay bi nañu waaye fa max ba mujj moo di waa police ñoo mujjee gagné étudiants yi ñaari bal ci benn. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.